mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi waat ba tey ci tournée ministre de l'agriculture et de l'équipement rural di professeur Moussa Baldé def nañu diiwaan yu bari ñëw nañu ba Tambacounda war a ñoqali nag demit ba Kédougou loolu lépp rek seet naka la mbéy mi fi mu toll ak it yéene ji ci président de la république am moo di fexe ba Sénégal lépp loo xam ne dañ koy dundee dootuñu ko jéggaane réew mi kon ñuy béy di dunde xanaa kay léeg-léeg ñu exporté loolu lu mën a nekk la kon nag fii ñu toll tool yi coton wëtteen wi nag dox na bu baax ci boori Tambacounda ministre am na sax ay tracteurs yoo xam ne maanaam matériel bi nga xam ne war nañ leen ko dolli loolu lépp dina nekk kon nag Ousmane Gaye ñu ngi ci tournée bi tool yaa ngi ni ministre baa ngi waxtaan ak ñoom luñ ci xalaat rek ci mbéy mi ñoom dinañ ko waxal seen i bopp. mbokk yi ñu ngi taxaw nag ak directeur général bu Sodefitex moom ñu ngi doon wax léegi ci wëtteen bi diiwaan bi wëtteen bi ñu ngi ko fay bay bu baax suñu xarit bi ñu waxtaanal sax am na lu mu ñu wax ne fukki hectare defoon na ko ba dolliwaat sax yeneen fukki hectare ak ñaar la waaw kon nag directeur nga présenté wu rek wax ñu ni mbir mi def. jërëjëf Akadé maa ngi lay gërëm maa ngi tudd Pape Fata Ndiaye man maay directeur général bu Sodefitex di leen di gërëm ci seen teewaay tey fii di gërëm monsieur le ministre de l'agriculture professeur Moussa Baldé ci li mu ñëw tey visiter coton bi ci tournéem suivi campagne bi loolu day firndeel ne coton gouvernement du Sénégal jox na ko axam jox na ko gëddëm ñuy rafetlu bu baax visite bi ak délégation bi mu àndal yëpp coton nag gis ngeen ko jamono yi ñu passé dafa amoon ay jafe-jafe ñu ngi xeex fi mu nekk nii di liggéey pour que production bi gën a jëm kanam soo leen xoolee producteur bi nga xam ne mooy Abdou Diatta te ñu nekk ci toolam tey daaw production am wàccoon na mu ngi woon ci lu toll ci 10 hectares ren def na lu toll ci 12 hectares parce que daaw gis na ci boppam parce que fi mu nekk nii xeex bi mooy nañu liggéey ndax rendement yi augmenté su rendement yi yokkoo amu béykat bi yokku bu boobaa moom ci boppam mooy jël décision bu mu yokkee maanaam ay superficie am su producteur yëpp yokkee bu soobee yàlla incha allah production Sénégal dana yokku te dana dellu fi nga xam ne foofu la nekkoon avant muy 50 000 tonnes de coton yi ñu defoon 2003 2004 ak 2006 2007. man damaa tudd Abdou Diatta ñu nekk si dëkk boo xam ne mu ngi tudd Médina Yara ma nekk producteur di liggéey ak Sodefitex. xanaa kontaan ndax lépp loo doon liggéey bu fekkente ne sa ñu ne la sa njiiti ñëw na di xool li ngay liggéey dafay tax nga gën a sawar dafay tax aussi nga kontaan. nga gën a jàpp li ngay liggéey bu fekkente ne aussi am nga ay jafe-jafe sañ nga wax ko ne lii mooy sama jafe-jafe dana am importance. am na jàppale état am na jàppale mais jàppale bi li ci dooleel mooy jàppale Sodefitex parce que ñun bi ñu daan defee suñu mbaam yi lañ yore woon ak suñu fas yi ay 2 cordes 3 cordes lañ doon jiwee daanaka boo xoolee balaa ngay jiw 3 hectares daa nawet bi day sore ba pare tool bi aussi du doon benn day am premier groupe day am deuxième groupe day am troisième groupe. mais yàlla defee tool bi boo gisee yëpp ànd ni yàlla ak motorisation bi nga xam ne moom la Sodefitex si indil woon ay béykat yi su fekkente ne yow defar nga tool boo xam ne mun na 10 hectares wala 8 wala jusqu'au 15 ñooñu am nañu sañ-sañ indil la matériel boo xam ne day jiw benn jour mu boole lak def engrais en même temps côté ñu defal la herbicide 3 jours daal mënut a passé loolu lii yëpp li ma contribué mun na la ko defal loolu mu jeex donc tool bi buy sax day saxandoo moo tax tool bi fu ngeen gis ak gauche droite yëpp a toll. motorisation Sodefitex moo tax loolu. Sodefitex nag mooy état mooy maanaam ministère bi kon daal ren ji li nga am ren amoo ko woon daaw. non non amoo ko woon daaw en tout cas li may wax daal ministre bi li ma commencé di wax ni dimbal Sodefitex moo tax mais lépp loo xam ne dimbal état la aussi pour mu fekk Sodefitex mu gën a jàppale ay askanam ñi mu doon liggéey nag ko état def loolu daanaka bu ko defalee Sodefitex defal lu ko Sodefitex ay njabootam la ko defal mooy. béykat yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal parce que tey ku mel ni man suñ ma dimbale waat sama morom
moom mu dimbale waate moromam loxo état mënul egg si kenn ku ne ak sa tool mais koo xam ne buñ ko dimbalee moom dimbalam dana mën a dem kër bu ne dana la dimbal boobu ngay dimbale moom loo xam dana yaatu dem si kër bu ne donc li may wax état mooy loolu ci wàllu SODEFITEX nu mu la mën a dimbal du mu mën a yaatu rek ñoo xam ne bu ñu ko dimbalee SODEFITEX yi loxo bu yaatu la am fu ne lay tasaaroo kenn ku ne am si sa wàll. ñaata hectares la tool bi. fu mu toll nii maa ngi am 12 hectares du coton am naa 10 hectares maïs am naa 7 hectares l'arachide am naa 7 hectares sorgho ak suuna. samay main-d'œuvre ñi nga xam ne ay samay njaboot samay jabar ak surga yi ne 15 personnes ñoo xam ne ñu ngi liggéey sur le terrain te boo gisee liggéey bi nag jaar si yoon c'est pas condition que dañu bare mais li njëkk a def mooy tegu si yoon mooy motorisation bi parce que liggéey bu njëkk ba bu tegee si yoon rek amul loo si wax. Mame Balla Lo voilà donc le maire du département le député du département de Tamba donc kontaan nañ ci suñu xool sedd na ci parce que lii le président bëgg ñëw xool baykat yi xool acteurs yi vraiment li ñuy def mu xool ko ñëw ci tool bi xool vraiment loolu ñun kontaan nañ ko bu baax a baax a baax comme li mu wax léegi rek vraiment ñu jàppale leen ci ay matériel xam na ne état bi mi ngi def ay efforts yu rëy a rëy xam nañ ko mais aussi na gën a jàppale encore baykat yi pour que vraiment seen production vraiment mu gën a bari daal vraiment kontaan nañu bu baax a baax a baax ñu ngi remercier ministre di remercier acteurs yëpp vraiment suñu xol sedd. ñëw nañu fii tey ci benn toolu coton bi nga xam ne monsieur Diatta moo ko moom fii ci département Tamba monsieur Diatta nee na daaw fukki hectares la béyoon ren béy na fukk ak ñaari hectares directeur général de la SODEFITEX li mu wax mooy en tout cas Amblavirul yi ni ko monsieur Diatta yokkee toolam noonu la yëpp yokkee seen tool donc coton dafa yokk ren ci Sénégal te nee na daaw. ñu ngi doon séntu 900 kilogrammes pour benn hectare léegi ren dinañu passé 1000 kilogrammes donc production coton dina yokk te gëm nañ ne coton sax président de la république wax nañu ñu xool nan la ñuy yeesalaat mbéyum coton fii ci Sénégal li ma gis région Tamba mooy région Tamba xam nga ni yaatu na macha allah te dina taw macha allah ren c'est vrai que Sénégal yëpp a taw mais région Tambacounda dafa faral di taw année bu nekk. béykat yi am nañ engagement li ñuy jàmbaat mooy matériel agricole loolu moo tax ñun suñu programme bi nga xam ne volet agricole PAP 2 bi nga xam ne dañ koy yeesalaat matériel agricole moom numéro 1 la ci te loolu moo tax ma gëm ne monsieur Diatta lu muy jàmbaat ci tracteur mun na am fii bu weer bu néew war nañu mën a lijjanti loolu mu am tracteur am yokk mbéyam waa Tamba yëpp yokk seen mbéy ñu bokk ci souveraineté ñi nga xam ne ñoom ñooy indil Sénégal souveraineté alimentaire loolu la gouvernement di xaar ci yéen loolu la Macky Sall di xaar ci yéen te incha allah dina def li mu mun pour que ngeen mun def loolu. yàlla nee na ku sant nit doo sant doomu aadama ku gëmul nit doo ko gëm gannaaw loolu maa ngi nuyu monsieur le ministre gouverneur préfet sous-préfet ak tous les producteurs ak kii surtout yéen ñi nga xam ne yéen a yor presse bi di ñëw di ñu ko présenté comme ni ma ko waxee woon la gouvernance monsieur le ministre maa ngi lay gërëm di la sant kontaan lool nag ci li nga ma defal nii lu rëy nga ma defal ndax soo choisir couleur nga ñëw di pour visiter si couleur toolu couleur yi pour nga xam ne producteurs yi nekk couleur yan jafe-jafe lañ nekk ak li ñuy jànkuwante ak taxawaay bu ñu am vraiment loolu yàlla moo am fay yàlla la yàlla fay yàlla na nga yokk ba yëg yaa ñi nga àndal ñëpp képp koo xam ne fii tey taxaw nga fii yàlla na yàlla faj sa aajo li ngay yëngu yàlla bu ci rus yàlla na nga am ndam ñëpp nag lay ñaanal vraiment suñu préfet Goudiri bi Tamba yéex nañ cee jot gouverneur Tamba yéex nañ cee jot sama préfet couleur vraiment sous préfet moom itam Ndiaye vraiment lépp loo xam ne nii bëgg na muy développement couleur mu ngi ci nit nag waru laa gën a bëgg sa bopp li may dénk waa couleur lay njëkk a dénk nañu am jom takku liggéey àdduna ak àllaaxira ñaari yëf moo ci nekk jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla bi mu lay jëli ñu yomal xëyam liggéey bi fii kuy gan guy tukki nag amula yóbbal bu sa gan du neex de kon nañ leen góorgóorlu lii kat lu am solo la te référence la xale bii di Babacar bi waram Ibrahima
dal di def lii bay tax mbooloo mu tool nii yàlla teg ko may ko ñu ñëw di ko seet si toolam ak kilifa gu tool ni nga xam ne nii ñëwal na représenter tout le Sénégal vraiment lii affaire bu rëy la c'est extraordinaire dafa ala daw me ji jërë ngeen jëf. maa ngi tudd Fanta Souare présidente du GIE Moussol Kaouli en même temps filière de Fogno département de Goudiri maa ngi sant ñëpp di nuyu monsieur le ministre sama càmmin sama xarit di ko nuyu waale ci tur Jimo Souare xaritam président conseil départemental ndaje bi li ko waral rek doomu aadama boo gëm sa bopp gëm suñu borom gëm li ngay def xam naa yàlla dina la jàppale ci lu bëri ndax 2018 lañ commencé mbéyum Fogno indi ko ci département bi loolu dama ko gisoon ci foire ba mënu ma nettali yëpp parce que liñ ma joxe bariwul léegi 2018 dañoo yamale woon ci commune de Dougué ma gis ne commune de Dougué kese mënul développer ci département de Goudiri ma tasaare ko ci 2019 ak jàmbaar yi département de Goudiri béykat yi département de Goudiri ñu tasaare ko 2019 ñu béy 70 hectares après ñu am xam naa Seydou Ba ñu am stockage 20 tonnes 21 tonnes ren ñu béy presque lu dem ci 160 hectares ci département bi yëpp waaye tool yi li ci gën a bëri individuel yi ñoo gën a bëri parce que soo ne groupement yi du ñu am résultat bu baax lii Ibrahima Diop mooy représenté commune de Koulor jox naa ko jiw 5 hectares mais individuel yi moo gën a bëri moom présidente béy na 1 hectare. kon yokkute daal am na ci wàllu yokkute am na parce que ci département bi 2019 am na ñoo xamante ne ci Fogno lañ dundee seen kër li ñu béyoon loolu la ñuy lekk waaw Seydou Ba mun na ko seede ci DRD mun na ko seede maa ngi remercier bu baax a baax monsieur le ministre ndax monsieur le ministre xanaa ku bëggul liggéey mais ku bëgg a liggéey moom jàmbaar la parce que moom mi ngi ci terrain bi am na tool Kolda kon maa ngi koy remercier bu baax a baax ak moto culturel bi ma joxoon ci ren ci département de Goudiri mi ngi woon sax Goudiri jëluma ko dafa am ñu ma ko joxoon pour ñu labourer seen tool parce que balaa ma ñëw fekk man pare na waaye dinaa ko wax ne mu góorgóorloo bu baax a baax département de Goudiri dafa nekk département boo xamante ne dañoo neew a doole surtout ci wàllu transport bi man balaa may egg fii sonn naa sous préfet yi am ñu oto fii ci département bi ñun mi nga xamante ne ñu ngi dawal ci filière bi ci 15 communes diggante 15 communes démb préfet moo ma jël si woon Jéelaani aw ma sax moto bi may génn Jéelaani xam nga loolu di nga bëgg a liggéey mais fu nga bëgg a sa liggéey egg doo ko mun a def maa ngi doo am moyen maa ngi nuyu waa COSEC di nuyu waa PADER di nuyu waa ANCAR ñi nga xamante ne ñoom ñooy techniciens yi surtout madame Dramé di nuyu préfet département di nuyu tous les sous-préfets di nuyu tous les maires. maa ngi tudd Ndiaga Ba producteur semencier commune Koulor village Rabia asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp képp koo xam ki tey ñëw nga fii ci wàllu mbay maa ngi lay nuyu di sant monsieur le gouverneur monsieur le préfet yi ak sous-préfet yëpp ak suñu ministre bi nga xam ngi ñëw fii yëpp maa ngi leen di sant ci turu président de la république bi nga xam ne moom moo initié mbay mi taxaw xam ne mbay mi lu ko mën a Sénégal lan moo leen mën a dimbale mooy mbay ndax réew yi nga xam ñoo développé yëpp mbay moom moo leen développé ndax fi mu nekk ni daaw daf ñuy jox ay tracteurs man mi bokk naa ci jox na 24 tracteurs ci région bu Tambacounda man ma bokk ci nekk ci commune bu Koulor njëriñu tracteurs yi nag kenn xamut fu mu xem kenn xamu ko xanaa ku mos rek ndax ren jóp ay ren bi nga xamee ne am na ñu bëri mos nañ ci par hectare par ñaari hectare dañ ne ma bu soobee yàlla déwén danaa def lu ëpp ndax am na njëriñ bi kon man sama bopp daaw ba ma ko defee suñu waa dëkk yëpp dañoo ñëw di xool tool bi bi nga xamee ne poche bi am na gerte gi amul benn jafe-jafe parce que loolu tracteur bi moo ko waral et ñi ñaan président de la république ministre bi nga xam ne moom moo ñu fi nekkal Moussa Baldé et taxawaay bi mu taxaw ci wàllu mbay mi ak fi mu ko bëgg a jëmale yàlla may ko yàlla dimbalee ko te nga am ñi àgg fa ñun nag ay producteurs yoo xam yu ndaw lañ ñu ngi soog a dugg ci production semence
dañuy am jafe-jafe nag ci jaay semence bi parce que man fi may wax ak yéen nii maa ngi yore 2 tonnes mboq moo xam ni jaayuñu ko suuna Tourwa maa ngi ci yore 2 tonnes 500 suuna calak 2 parce que yooyu yëpp ay variété loo xam li 2 mois rek mu ñor donc bëggoon nañ ne ci commune boo xam bi ni commune bu nekk ñi fexe ba mën koo jëndal production semence yam loolu aussi bëgg nañu ko. maa ngi tudd Ibrahima Diop dëkk fii ci Kulor nekk producteur di yëngu ci wàllu mbay en même temps ma nekk ni damay am chômage may kontaan nag ci ñëw ministre bi fii visiter sama tool kontaante gi nag mën na am fu mu commencé waaye amul fu mu yem ma koy gërëm di gërëm délégation bi mu ànd ak yëpp dalee ko ci gouverneur de la région préfet département sous-préfet ak maire bi Kéba Wilane ak suñu kii Dramé moo ñu accompagner ci liggéey bi ANCAR ñoom ñëpp ma leen di gërëm di wane tey sama mbégte ak sama kontaante man Fanta Souare mu nekk femme boo xam amul morom ci département bi bu amul juróom ñu mel ni moom yaakaar naa lépp loo xam ni gouvernement bi bëgg na ko ci département bi ak ci Sénégal dana ko am foño bi 5 hectares laa jël ma bay fii benn bi yeneen ñi nag individuel la ma ñu ngi ci yenn zone yi yeneen dëkk yi bi nga xamante ni tey bëgg nañ ko ñun producteurs yi ñi nga xam ñu ngi nekk ci commune Kulor comme ni ko sama yenn mbokk yi waxee léegi rek dañ bëgg nañ en tant que tey teewaayu ministre bëgg nañ jàppale bu baax a baax jàppale bi ci naan mooy comme ni ko Fanta waxee njàgg ba wax nga ñoom am nañ jot na am ay machine tracteur bokk na ci lii gën a may nit ki li mu bëgg ci mbay ak état bi nga xam bëgg na nit ñi li ñuy bay ñu koy dundee sans ñi dem di koy jëggaani il faut ñu am matériel ñi mën a liggéey xale yi mën a liggéey jigéen ñi mën a liggéey ñoom mën a liggéey mbay mi développé ci département bi développé ci Sénégal yëpp loolu ñu ngi koy joytu monsieur le ministre mu àggee ko président de la république ñu ngi koy nuyu au passage fu mu mënta nekk waaw li ci dolleeku mooy jamono yi may béy fii am na ay tuuti jafe-jafe pour teel naa jot jiw yi mais pour ji ko dafa amoon jafe-jafe ndax ñàkk maanaam matériel boo xamante ni dëkk mais Ndiaga Ba moom am na tracteur moom moo mujj a boolekee activité mi yenn activité mi pour jox ma defar sama tool ma mën a ji pour bu ndax ñi mën a am rendement bu ëllëg bu comme tey ni fa suñuy nawle ñëwee ñi siggi sag ndax loolu ñun ñëpp la kii daal la amal njëriñ waaw maintenant maanaam ci wàllu comme tey foño bi gouvernement bëgg nit ñi yëngati bëgg nit ñi béy ko léegi war na fii xale yu bëri ñu ngi may laaj ñu ngi koy béyee kon war nañu état bi war nañoo jàppale ñu def ay formation def maanaam ñu jël fi ay nit yóbbu leen former leen ñu xam ni ñuy béyee foñi xam ni ñuy kiyee en même temps lii man su ma ko béyee dama koy dundee ñi ci def dama koy jaay bu ñu yàlla may li ñu bëgg ci département bi yëpp foñ bi dañ koy béy dundee ko suñu koy ba nga xam. yow en tant que ndaw tey jii am nga ngëm-ngëm ci mbay tey jii surtout ak fi mu nekk ni ci maanaam période mbas mi kon tey jii mën nga ne mbay mën na la yóbbu foo xam ne rek nekk foo waaw tey mbay mën na ma yóbbu foo xam ne ni ndax daaw fekkutoon ministre bi ñëwutoon sama tool kon tey bu ministre ñëwee sama tool mbay mi moo tax kon mbay mi bu ngeen ci jàppee appuyé ñu incha allah rabbi lépp lu nga ñu laaj ci résultat daan leen ko jox. waaw jërëjëf tey effectivement ñu ngi région de Tambacounda demoon département Goudiri maanaam seeti toolu foño yi nga xam ne ay suñu jigéen yu baax ay Fanta Souare ñoo ko organisé maanaam fédération départementale ñi nga xam ne dañuy béy foño ci Goudiri ñu ngi leen di jaajëfal parce que ñoom nee nañu yokk nañu li ñu doon béy lu baax a baax parce que seen zone léegi am nañ tracteur te am nañu motoculteur donc loolu moom lay wax souvent maanaam matériel agricole moom mooy yokk Amblaville.
Mouhamadou Tidiane Diallo président Agro Béydare Sénégal donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais di gërëm aussi borom dëkk bi gërëm autorité administrative yi muy préfet bi muy gouverneur sous préfet bi ak maire dëkk bi donc mais di gërëm sëñ bi bu baax a baax parce que bi ñu wëree suuf parce que tamit dañ naan Tamba am na suuf mais problème la pour ñu jot ci kooku moom war nañ ko fu ne amuñu mosuñoo am luy délibération mais fii 100 hectares la titre foncier bu mu am la mun nañu yéenewu sëñ bi y a 40 ans pratiquement yéenewam mooy na nit ñi ñëw liggéey suuf si ñett moo fi am allahu akbar moo fi am mooy diine alwa mooy jàng bi ak liggéey donc comme loolu moo am ñu ne ko ñun pare nañu pour dimbale président de la république mais pare nañu pour dimbale suñu morom ndaw pour ñu am xëy donc ñun tamit liggéey moo ñu tax a jóg donc mën nañoo àndu liggéey boobu ba léegi ñu ànd ci kawam mais di remercier aussi monsieur le ministre parce que juillet daaw la ñu waxtaan mu dajalee direction yi nekk ci mbiram yëpp ne dem leen ngeen répondre à l'appel de ces jeunes moom ci boppam 48 heures mu déplacé wu ñëw ànd ak ñun ci biir forum bi ñu waxtaan mu am ñu ne déet mën nañu mu am ñu ne mënuñu ñu jël suñu ay bureau tëj parce que ñun ñëpp ay fonctionnaires lañu bàyyi lépp ñu nekk ci ay risques mais nañu quel que soit alpha challenge bi dañ koy répondre parce que président woote na mais ñun en tant que ndaw am na tey ñoo xam ne yor nañu ay masque di joxe am na ñoo xam ne ñu ngi sensibiliser mais ñun ñiy dëkk ci zone bi am nañu suuf am nañu taw nañu góorgóorlu ñu dem béy parce que béy mooy suñu cosaan et jàpp nañu tey dëkk yu fi développé yëpp loolu la ñu am chance am ministre bi mu dëkk suñu zone donc dinañ profito accompagner. ñaata hectares la ñu béy fii wala ci total bi c'est 400 et quelques au total diggante Tamba ba Vélingara Sarekoli Sallé ak centre Kéréwan ba yooyu yëpp am nañ ko fii aussi conseil communal bi de la jeunesse béy nañu conseil départemental de la jeunesse béy nañu am nañu champ boo xam ne mu ngi ci biir zone tampon parc bi donc ministre bi jàppale ñu projet ak programme yi mu àndal yi vraiment jàppale ñu mais particulièrement DRDR bi ak Ndiaye bu Sodagri parce que ñëw nañ fi ñëwaat fii lépp luy attaque lépp luy jaxasoo xam-xam bu mu laajoon def nañ ko ci pour tey mu réussir parce que ñun tamit loolu rek la ñuy laaj donc moo tax moo bëgg a féliciter ministre de l'agriculture publiquement parce que yàgg nañu am xalaat bi kii ENEA la génnee bàyyi na lépp lu mu doon def ñëw nekk ci tool yi travail technique bi yëpp moo koy def projet yëpp moom moo koy monter ak yu mel noonu bàyyi na lépp mënoon na nekk di wuti stage ak yooyu mu ne damay ñëw béy tey am na ay xale yu nekkoon ci biir dëkk bi ñiy gaari Jakarta yi nee nañ ñoom bëgg nañu wax ministre de l'agriculture ñu nit déwén bëgg nañu béy nañu dimbale parce que liñ fi gis dal na xel mais lii bu amee yàlla ak professeur Moussa Baldé bëri nañu fi jaar mais mosuñu woon xalaat ndaw ñi donc ñu ñaan monsieur le président de la république mu yokkal ko parce que gëm nañ ni bu ko amee sud-est bi en tout cas dinañ gis suñu bopp Sénégal yi dinañ gis seen bopp parce que gis nañ lu mu def aussi de l'autre côté naam nag lépp doyul parce que jafe-jafe yëpp bëri na mais gëm-gëm la et gëm-gëm bi moom moo ñu ko may parce que moo ñu recevoir dalal ñu ne si vous vous engagez je vous accompagne si vous vous engagez le président de la république vous accompagne et je pense qu'on s'est engagé il s'est engagé Thiers Sud s'est engagé Sodagri s'est engagé PDRS 2 s'est engagé et tout le monde s'est engagé donc merci bien. Mon défi, c'est de mobiliser la jeunesse sénégalaise dans l'agriculture. Le président de la République m'a instruit d'accompagner tous les jeunes qui souhaiteraient vraiment entreprendre dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, je les félicite parce que un an après, ils se sont engagés et nous les avons accompagnés. Ils ont emblavé plus de 400 hectares, presque 500 hectares de variétés diverses. Il y a le riz comme ici, le maïs, le mil, le sorgho et l'arachide. On a mobilisé toutes les structures d'encadrement du ministère de l'Agriculture, que ce soit nos projets et les sociétés nationales pour les accompagner. Et nous ne regrettons pas. Ils vont faire partie de ces modèles que nous voulons créer. Des modèles de jeunes, de GIE de jeunes, comme le GIE Agro Béydare, qui vont booster l'agriculture sénégalaise. mbokk yi ñu ngi ba tey ci Tambacounda waxtaan yu am solo lañ fiy jëlee yoo xam ne gindi na gune yi ndax foofu ñu génne ci toolu sàpp wi maanaam wëtteen wi moo ñu indi nag ñu ba tey ci Tambacounda ñu dugg ci yeneen i tool yoo xam ne ay gune yu xereñ ay gune yoo xam ne dégg nañu xalaat bi président de la république waxoon ne kat xale yi nuñ leen gën a jàppale ci mbay mi nuñ leen gën a jàppale ñu toog ci seenam réew loolu dinañ ko def kon nag loolu moom liñ naan weddi gis bokk ci yéen a ngi gis kon nag loolu xarit yi mooy liñ jëli woon nag ci région bu
Tambacounda yeneen émission yi dinañ ci dellu si waat. Kim